midi moo tegal ñeent fukki simili ak juróom si ITV mbokku téléspectateurs yi dal leen ak jàmm ñu leen di nuyu di leen ziar soo leen taaxiloo tuuti ñu faram fàcceel leen lu gën a fës si xibaaru njolloor si. lu gën a fës si xibaaru njolloor si bokk na si liggéeykat yi nga xamante ne ñoo nekk ci groupe Excaf ñi dàkku ñu benn yoon li nga xamante ni moom moo di loolu lay ñaawlu. muy lépp lu jëm ci wàllum liquidation judiciaire ñu ne ñoom li nga xamante ni moom moo leen jotale ak Canal Plus mbir mi tegul si yoon dañu joxe baaram tuuma ministre conseil bi di Abdou Aziz Mbaye daan si teewlu si biir xibaar yi kenn si ñoom. leneen li ñuy waxtaanee ci biir xibaar yi moom mooy juróom-ñaari fan ci weeru mars muy bis bu ñu jagleel talaatay ndeer comité de pilotage bi jàpp ni Sénégal daf ko war a dugal si agenda culturel bi Ousmane Ben Thioy dina indi yaatal ci biir xibaar yi. wàllum politique daañu waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum recours bi nga xamante ni moom la coalition wàllu déposé ci cour d'appel weere ngi ni ginnaaw élection ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier bi ñu génn coalition ni cour d'appel ba léegi ni àddoogul suñu mel ñu ngi koy ñaaw lu baax a baax te Cheikh Dieng bi nekkoon invité Tok Tok Sénégal ni njiit réew mi président Macky Sall moom moo nekk ci ginnaaw li mel. ñu jeexalee xibaar yi ak lu gën a fës si yëglekaay yi daan si ànd ak Baba Ndiaye. téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen xibaaru njolloor si 12h45 ñu leen di dalal jàmm. naka noonu xibaar yi dañ koy tàmbali ak suñu naataangoo yu nekk ci groupe Excaf comme tey jii dañu amaloon lu ñuy wax sit-in di ñaawlu baax a baax lépp lu jëm ci wàllum liquidation judiciaire bi nga xamante ni Canal Plus moom moo leen ko teg naam sax ñoom nee nañ mbir mi yoon moo jël boobu la ndogal waaye ànduñ si benn yoon ndax lu mat juróomi téeméeri agent ñoo ñàkk seen liggéey Mamadou Dieng tàllal ni micro am kenn si ñoom di Mokhtar Touré ñu teewlu ko ak Souleymane Diallo mi nekkoon ci caméra bi. sitting bi li ko waral mooy dañuy ñëw pour naxarlu di xew suñu groupe waaw parce que umpu leen yéen ñëpp yëg ngeen ne Excaf nekk fam jafe-jafe yi ñu ko gën a teg jamono ji mooy waa Canal Horizon différent boo xamante ni ça fait 15 ans ñu am problème ak ñoom alors ñu dem tribunal fii ñu konom ne ko mu war ñu fay 300 millions alors Canal fayul ba mu mujjee gi mu dem France daa di am foofu procès ñu daa di koy mu daa di am gain de cause alors léegi nag loolu la bëgg a exécuter fii ci Sénégal di tey jii looloo waral ñu ne dañuy liquider Excaf ñun nag mënuñu comprendre société boo xamante ni normalement amul droit exercer fii ci Sénégal parce que li ñu wax mooy il faut que mu am décret pour mën a liggéey Sénégal Canal musul am décret fii ci Sénégal donc illégalement lay liggéeyee donc mënuñu comprendre kooku ñun ñu gagné ko fii mënuñu fay léegi mu dem France gagné ñu mu ñëw fii ñu bëgg ñu fay ko ba tax na mu ne dafay jaay Excaf pour ñu fay ko alors à notre grande surprise ki nga xamante ni moo représenté le gouvernement di le ministre conseiller ñu dégg mu ne non ñun suñu si bëggee génn il faut que ñu lëkkaloog Excaf Canal pour mën si génn alors moom li muy regretter mooy pourquoi Canal ak Orange mobilisé wu ñu dem postuler wu parce que suñu postuler woon ñoom ñooy gagné TNT bi mais loolu mënul ne parce que Canal Excaf dafa jël xaalisam ne état bi man maay financer la TNT en contrepartie man su bouquet Sénégal bi ñëwee national bi ñëwee man damay am beneen bouquet privé adossé ko. mu nekkoon Mokhtar Touré nekk kenn si liggéeykat yu nekk ci Excaf Télécom daal si ñëw si yaatal si suñu xibaaru ngoon si ak Mamadou Dieng mu si nar a def compte rendu ànd si caméra bi Souleymane Diallo
juróom-ñaari fan ci weeru mars ñu ko wax sa xel dem ci talaatay ndeer moo tax comité de pilotage bi ni ñu jàppee juróom-ñetti fan ci weeru mars ci àdduna bi yëpp Sénégal dafa war a jàpp talaatay ndeer juróom-ñaari fan ci weeru mars boole ko ci agenda culturel ku wax li ne mel di Ousmane Ben Thioy nekk secrétaire général bu comité de pilotage bi muy ñaax autorités yi ñu bàyyi xel bu baax a baax ci li ne mel ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ami Diouf ak Pape Mafal Fall mi nekkoon ci caméra bi. 7 mars muy talaatay ndeer alors Sénégal dañoo am habitude commémorer 8 mars muy journée mondiale de la femme alors ñun au Waalo dañu am événement bu mag muy 7 mars muy bés bi nga xam ni ci la jigéen ndeer yi taale woon seen bopp ngir bañ doon jàmm alors ñu koy commémorer chaque année di feddali suñu ay ñaan ci ñooñu ndeer waykat yi dañ koy way bindkat yi di ko bind xalamkat yi di ko xalam donc foo tourné ci àdduna bi ñu lay wax ndeer alors boo demee ndeer ba nga gis ndeer da ngay xam ni ndeer dafa dellu ginnaaw donc ñun ndawu ndeer ñun doomu Waalo ñu takku taxaw pour que tur bu ndeer bi fu mu àgg dëkk bi mën fa àgg ci côté éducation ci côté santé ci côté infrastructure ci côté assainissement lépp loo xam ni dëkk yi dinañ ko soxla pour développer ndeer développer commune ñu développer Waalo développer dans sa globalité. On lance un appel au président de la République monsieur Macky Sall que le 7 mars ñu dugal ko ci agenda culturel Sénégal ba nga xam ni chaque année ni ñuy defee ay màggal ci yeneen dëkk yi cosaan yi ci àdduna bi ñu 7 mars fu mu jotee Sénégal biti réew ñëpp seen xel dem ci ndeer nit yi di mën di dem foofu mu nekk site touristique ndeer di ci am ay retombées yoo xam ni dëkk bi dina changer commune yi dina changer. OMVS di organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal di màggal juróom fukki atam ci atum 2022 boobule organisation nag dina dugal lu mat juróomi téeméeri millions ci xaalis dollar ngir lépp lu jëm ci wàllum transport fluvial ko xam la li mel di haut commissaire bu OMVS moo nekkoon ganu JDD di Mamadou Ibra Kane jeudi du dimanche naka noonu commissaire bi ñëw na tamit ci wàllum bilan bi nga xamante ni moo soxal boobule organisation wàllum énergie ak yeneen pàcc ñu teewlu ci Abdourahmane Ly. façon bu ëpp bi nga xamante ni noonu la ñuy wëree or bi ca Falémé ak garab yu ñuy dagg foofu nga xamante ni fa la fleuve bi di jugee di alimenter dëkk yu bokk ci OMVS doon na ab danger wa nga xamante ni mën na dem ba nax saayloo li di fleuve Sénégal bi ki yëkkati yooyee artu di haut commissaire organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal Ahmed Diané Séméga di fasal njaxareem. Vous me permettez d'ailleurs de faire référence. yaa ngi may tey ma ñëwaat ci ab musiba boo nga xamante ni mën na tax tey fleuve bi disparaître mu di caxat-caxatee bi nga xamante ni ñu ngi kaa def ci massif ba ca Fouta Djallon ndaxte foofee la fleuve bi di jugee fleuve bi du muy couler ab pente la rek ba fii di fa nga xamante ni kon bokk na ci fu fleuve bi di jugee jamono ji may wax yow ndox jugeetu fa. yeneen bërëb yi nga xamante ni kon foofee la ndox mi di jugee jaare ko kon ci pente boobu ma doon wax sànq jamono ji ci ab danger la ñu nekk ndaxte askan ba fay yeewoo ñoo ngi dagg garab ya fa ci anam goo nga xamante ni jéggi na dayoo loolu te loolu nag baaxul ci fleuve bi. Procède à une déforestation massive. loolee waral commissaire u OMVS di woo askan wi dëkkee ci ñeenti réew yi bokk ci OMVS suñu woy di jàpp seen xel ni dañoo war a sàmm fleuve Sénégal bi nga xamante ni seen moomeel la te nga xamante ni njëriñ yi yaatu na loolu bokk na ci njëriñ yi lii di nga xamante ni mooy dem ak dikk bi jaarale ko ci muy loo nga xamante ni ñoo ngi fexe liggéey ci ngir suqali ko lu ëpp ñetti téeméeri milliards ci xaalisu CFA lañu ci fas yéene dugal. La construction du port maritime de Saint-Louis. taxawal ab port fluvio-maritime foofee ca Ndar taxawal it ab port fluvial ca Midédi yoon woowu moo ngi def 905 kilomètres ak yeneen escale yu ñu si mën a taxawal ak ñoom it seen loole moo jëm ci wàllum dem ak dikk bi ci fleuve bi jëm ci projet bi leneen it mooy ci biir fleuve yi am na ay quelques gàllankoor yu si mel ni suuf si nga xamante ne nekk na ci biir ñu fas yéene kon dindi tey nag navigation saisonnière la ñu gën a def ndox bi bu bëree ci fleuve bi ñu koy wax haute eau mën nañoo jóge Saint-Louis jàpp Midédi te jafe-jafe du ci am waaye tey suñu jubluwaay dëgg mooy fexe 12 mois sur 12 ñuy mën di dem ak dikk ñaareelu phase projet bi nag lu muy gën a jox boobu mooy transport minéralier. Et la deuxième phase du projet va concerner le transport minéralier.
lu ñuy wax maîtrise de l'eau loolee la ñu fas yéene def jaarale ko ci fleuve bi ngir mën a aménager lu toll ci 212 000 hectares suuf ci 408 000 hectares yi nga xamante ni mënoon nañ ko exploiter ci zone bi nga xamante ni kon 120 000 hectares yi jamono ji ñu ngi ko exploiter fu ñu ko jaarale di barrage yi di bu Jama ak bu Manantali. Ahmed Diané Séméga ngi leeral ni lu jege junni milliards ci xaalisu CFA nga xamante ni 350 milliards yi fii ci Sénégal le fleuve bi mayeekoon ni ki bénéfice. Abdourahmane Ly di la jaajëfal bu baax a baax. OMVS dañ ko nominé Nobel de la paix boobule li ne mel nag ki nga xamante ni moom moo di haut commissaire bi am na ci yaakaar mu ni atum 2022 année bu OMVS ginnaaw jéego yu nga xamante ni def na ko Sénégal Mali Mauritanie ak Guinée lépp lu jëm ci wàllum ndox ñu teewlu ci ki nga xamante ni moom moo di Ahmed Diané Séméga haut commissaire bu OMVS ci micro Mamadou Ibra Kane. Pour nous, ce serait à la fois, je pense, la consécration, comme je vous l'ai dit, de cette vision d'intégration. ngir ñun façon la woo nga xamante ni dañuy jaajëfal kon ci vision bu ñu am ci wàllum intégration ak jàmm ju muy jur te ñu koy sàkku saa su ne la ma jàpp mooy ne jàmm dañu ko war a gën a tabax jaaree ko kon ci bassin hydrographique yi. boo jëlee àdduna bi ni ki misaal nga xool bassin hydrographique yi di nga comprendre li ma bëgg a wax. OMVS taxawal na ay barrage ay infrastructure yoo nga xamante ni kon li koy tax a jóg mooy may askan yi bokk ci kuréel bi ñu jotee ci courant beeg ñoom seen waaye ngir mën OMVS lu mu defar mu waral tey ñu nominé ko kon ngir prix Nobel de la paix mooy jàmm ji mu tabax ci réew yi. ci lépp lu nit di def bu ci jiitalu jàmm yaakaaruma ni dina ci am ndam. jëm ci loolu sax ñi nga xamante ni kon ñoo taxawal OMVS depuis ORS dañoo bëggoon romb sax cadre technique bi nga xamante ni kon mu lëkkale jëm ci fleuve bi ngir taxawal ab espace woo nga xamante ni kon day boole ñëpp ngir amal ab suqaliku woo nga xamante ni kon ñëpp a koy bokk muy loo nga xamante ni kon mooy fondement bi ngir amal ab jàmm ci zone bi. Développement qui est le socle, on va dire, pour assurer la stabilité et la paix dans la région. ñu àddu jëm ci wàllum salon de l'agriculture bu amoon ca Paris dem ci dimanche bi la jeex sénégalaise bi di Mariama Silla dañ ko sélectionné ci baykat yi nga xamante ni ñoo gën a ràññeeku ci àdduna bi li ne mel nag lu ko waral moom mooy taxawaayam tamit ci wàllum mbay dénk na ko su naataango bi di Omar Kane par téléphone ñu teewlu ko. Jongoma nag benn entreprise la buy yëngu Sénégal ci wàllum transformation des produits locaux. donc li ñuy def mooy dëkk bu nekk dañ fa am ay jigéen ñoo xam ne ñoo ñuy collecté matière première boo demee Kédougou buy bi la karité moringa ni boo demee Kaolack jigéen ñi ñu ngi bayandoog ñoom ci bisaab bi boo demee Kébémer jigéen ñi ñoo ñuy foral xooxu sump yi ñuy defee huile d'arachide désert boo demee Potou Tic de Barbara bi lañ nekk et cetera donc loolu mooy suñu liggéey tey nag dañoo ñëw fii ci salon de l'agriculture à Paris salon bi nga xam ne lu jëm ci wàllu mbay ak napp ak élevage moo ko tax a jóg ñu amoon ci ñu ràññee ñu ci benn distinction bu ñu def pour agriculture du monde ñu boole ñu ci donc mu doonoon mbégte bu rëy ci ñun ñu koy nag daje jigéenu Salémata yi nga xam ne ñoo tax mbir mi gën a yomb parce que ñoom ñooy suñu femme collectrice de matière première te prix bi produit bi nga xam ne moo ko am mooy buy bi donc buy ñu ngi ciy liggéey pëndoxu buy ñu ngi ciy liggéey huile buy ñu ngi ciy liggéey tamit ay produits alimentaires dérivés comme lu mel ni ay bonbons yoo xam ne buy lañ koy defaree wala ay gâteaux yoo xam ne buy lañ koy defaree te lekk yooyu moo tax ba ñu am ràññee boobu noonu fii ci salon de l'agriculture. mu nekkoon Mariama Silla fondatrice marque bi di Jongama ñu àddu jëm ci wàllum politique élection locale yu ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier bi ñu génn coalition bi di wàllu di ñaalu baax a baax lépp li nga xamante ni moo jëm ci recours bi nga xamante ni dañ ko clamé woon ca cour d'appel boobu le recours ba léegi nii amaguñ si lu leer ndax génnagul te ñoom dañ jàpp ni si recours yi nga xamante ni ñu bëri déposé nañ ko Pikine rek moo si des ki wax li mel di docteur Cheikh Dieng bi nga xamante ni moo nekkoon maire bu Djiddah Thiaroye Kaw muy joxoñ baaram tuuma njiitu réew mi président Macky Sall ñu teewlu ko ci micro mi ki Maham Ndiaye ak Sidi Niaw. recours bi li mu doon ci foofu la ñuy tàmbale dafa nekk ni dañoo pare scrutin ñun ñu jot suñuy PV yu jóge ci bureau de vote gis ni bu ñu wàññee baat yi nga xam ni coalition bu nekk am na ko
ñun waa Wallu ñoo rawee Benno Bokk Yaakaar lu ëpp 2,000 baat ñu gis nag ba commission de recensement des votes bi département de Pikine génne résultats yi dañoo jox Benno Bokk Yaakaar victoire ndam loolu ñu ko jox ñu xam ni ci ay wuruj ak ay njuuj njaaj la jaare donc ba tax ba ñu loolu lépp ñu tënku ci ay kayit gis wuruj ak njuuj njaaj yi fan la jaare ba wax cour d'appel mu prononcé victoire bi nga xam ni moom la coalition Wallu am ñoo xam ni loxo président Macky Sall moo ci dugg muy weñaar loxo juge pour mën a foqarti ndam li nga xam ni coalition Wallu da ko am ci biir département de Pikine ñu bëgg artu président Macky Sall ndax def nañ ay plan d'action yoo xam ni gis nga def nañ conférence de presse won askan wi fi nga xam ni foofu fa la wuruji ak nju jaar def nañ benn marche départementale te ñi ngi jëm ci benn marche nationale boo xam ni nag Sénégal gépp ñooy daje département de Pikine ñu waxtaan ak Macky Sall ni ko génneel sa loxo ci fonctionnement justice bi te loolu semaine bi def nañ plan d'action boo xam ni donc dinañ dem seeti tous les leaders des coalitions yi nekk opposition bi dina dem seeti les leaders d'opinion dinañ dem seeti les chefs religieux dinañ dem seeti les activistes yi nekk ci réew mi ne leen lii du xeexu Cheikh Dieng du xeexu Wallu du xeexu département de Pikine xeexu démocratie la. ñu dem ca Kaolack addu jëm ci wàllum set setal ca rawatina ca commune bi nga xamante ni mooy Daaru Salaam nekk ca abattoir Nangaan fii nag foofu nag ki nga xamante ni mooy maire bu Kaolack Serigne Mboup ak ministre bi amee wàllum urbanisme ak logement ak hygiène publique di Abdoulaye Seydou Sow ñu fa woon askan bi di rafetlu bu baax a baax li nga xamante ni moo jëm ci wàllum set setal boobule Adama Sarr Astou Mbaye ñoo ñu toogal ca Kaolack. opération set setal bi ñu koy wooye bésub setal nag ñu ngi ko amalee ci quartier bi nga xamee ne moom moo di Daaru Salaam nekk ci abattoir Nangaan mu nekk ab bés boo xamee ne day ki nga xamee ne moom moo di maire bu Kaolack mu koy rafetlu bu baax. man dañu installé le 10 par le préfet et aussitôt 4 jours après le président de la République m'a reçu. L'objectif moo doon lan la mën a def pour Kaolack parce que gis na ne Kaolack exprimé nañ seen bëgg-bëgg ci élection yi pour wax ne léegi dañoo bëgg développement. looloo tax ci saa si le lendemain conseil des ministres mu informé mu jox instruction ministre de l'urbanisme woo ma UCG ñëw après def benn réunion au niveau du ministère le gouverneur def benn CRD fii woo ñëpp tey loolu lépp motul une semaine tey ñi ngi fii kon espoir bi nga xam ne moom lañ yaakaaroon am na parce que soo ñëwee ci fi nga xam ne moo gën a tàq fi gën a jafe nga bëgg ko defar gis nga population bi nee nañ musuñu fi gis lii depuis 40 ans musuñu ko gis loolu moom doy na yaakaar. Daaru Salaam nag nekk ab quartier boo xamee ne day jànkoonteeg dëgg-dëgg nag ñàkkum cet ci loolu le nag jëwriñ gi dënk wàllu ko urbanisme ak lii di hygiène publique moom day nee na saafara si moo di ñu defaraat bile quartier. Daaru Salaam li ma fa gis tiital na ma mais kilifa bu ñu la joxee responsabilité doon na tiital na ma lu métti da ngay xool naka ngay amee solution loolu itam la ñu président dénk ñu waxtaan ci kanamu préfet ci kanamu gouverneur ci kanamu président conseil départemental u Kaolack ñun ñëpp ñu jàpp ni quartier bi du taf yëngal a koy defar lu ñëw rek bale dem déedéet quartier bi lu koy defar mooy waa urbanisme ak waa assainissement lëkkaloo seen doole ñëw d'abord ñu def ko ñu restructurer quartier bi buñ ko restructurer nag waxuñ ne rek population dañ leen di dàq déedéet balaa ñu leen di dàq utal leen fi ñu nekk d'abord comme ni ko maire bi waxee ñu waxtaan ak ñoom ba xam ndox mi fu muy jaar ba xam kër yi fan la ñu war a mën a nekk parce que tam duñ ko teg fu leen neex xam aussi investissement yu mel ni école ak yooyu yëpp fan lañ ko ba ci d'accord ba pare suñ ko adopté plan boobu ñu jox ko président de la République pour mu may ñu dogal mu joxe ndogal ci ministère des finances ba ñu jàppale ñu ba quartier bi ñu mën koo restructurer li fa xew ci musiba yi fi gis te mu menacer population yi mu dañ fa. Abdoulaye Seydi Sow daal dina addu jëm itam ci li nga xamee ne moom moo di liggéey yi ñuy wooye opération hivernale nga xamee ne ñu ngi koy amal fii ci diwaan bu Kaolack su ko defee ñu mën a xeex li nga xamee ne moo di wàllu ko mbënd mi. Adama Sarr ak Astou Mbaye di leen jaajëfal bu baax a baax ñu àddu jëm ci wàllum wér-gu-yaram ak tolluwaayu feebar bi di mbas mi si junni test ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukki cas ak benn moo si am ñi nga xamante ni dañ am positif tey jii si altine gi naka noonu juróom-ñeenti cas ñoom wér nañ si ñaari cas grave ñoo nekk si service de réanimation benn nit ñàkk na si bakkanam
dem si dimanche bi. xibaaru bitim réew lu si gën a fës bokk na si Ukraine ak situation bi nga xamante ni moom moo fa am jamono ji ambassadeur bu Ukraine fii si Dakar di indi ay leeral ginnaaw bi nga xamante ni ministre des affaires étrangères bu Sénégal mun doon ñaaw lu baax a baax fanweeri doomu aadama ak juróom-benn ñi nga xamante ni dañ inscrire woon volontairement ngir dem Ukraine xeexi fa ambassadeur bi di leeral ni que ni moom mosul recruter ay mercenaires naka noonu mu ngi ñaax presse bu Sénégal ñu bañ a politiser situation bi nga xamante ni moo am ca boobule dëkk. ñu jeexalee ak lu gën a fës si ëttu yéenekaay yi dañ si ànd ak Alaaji Baba Ndiaye. mbaa yéen a nga ca li mu ñu amee cancer ci réewum Sénégal at wu nekk day gën di yokk yëglekaay groupe immédiat bi ne fukk ak benn junneeg ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar la ñuy xaar ci kaw cancer bés bu nekk ci réewum Sénégal directeur de la maladie moo ko daal di xamle te moom wàññi ca ci bés bu le jour ndaxte nee na ñi amee cancer du sein ak ñi amee cancer du col de l'utérus ak ORL ñoo gën a fës ci réew mi te at wu nekk day yokk ñu yokk suñu jéego dem ci L'As Quotidien yëglekaay bi ne wax amatul léegi jëf rek bu nu sukkandikoo ci njiitu réew mi Macky Sall Soleil ne samp nañu ñaareelu pàcc TER bi ci teewaayu Macky Sall njiitu réew mi te nag mbir mi fukk ak juróom-ñeenti kilomètre la te dina am benn gare bu mucc ayib ci AIBD juróomi pont route ak benn passerelle boo xam ne fa la askan wi jaar Soleil yamu ca ndaxte ne lu toll ci ñeent fukk ak juróomi kilomètre lañ ci yokk ci réseau hydraulique njëgu TER bi jam ñaañu jàpp AIBD ñaari téeméeri juróom-ñaari milliards suñu koppar te liggéey bi danañ ko sumb ci juróom fukki at ak juróom-ñaar Le Quotidien ne Macky Sall kay njiitu réew mi nee na bëggul TER bi yam rek ci diwaanu jam ñaajo jàpp AIBD ndax bëgg-bëgg mooy mu dem ba Thiès kaay bi dëkk ñaari gaar ak Mbour Géej critique ne en tout cas lu wax ji bëri nga yëg nga ñàkk yëg ñaari téeméeri juróom-ñaari milliards la ñu dugal ci TER bi ci ñaareelu phase bi jëm jam ñaajo jàpp AIBD Libération ne ñaari téeméeri juróom-ñaari milliards yi nga xam ne def nañ ko ci TER bi ñaareelu pàcc wi waa BIT dugal nañ ci 65 milliards waa BAD 60 milliards li des état bu Sénégal moo ko ci dugal enquête ne nga yëg nga ñàkk yëg njiitu réew mi Macky Sall bëgg-bëggam nag mooy ñaareelu pàcc ci TER bi dëkk bëgg daloo laata janvier 2024 la turbine soo leen bëggee dégg dëgg ci réew mi xam leen ne Macky Sall njiitu réew mi xamul priorité ndaxte nee na jamono ji nga xam ne ay bor moo ñu xooj naj nu ba mënuñoo bouger mënuñoo yëngu moom Macky Sall ginnaaw pàcc TER bi nga xam ne dugal na ci juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñetti milliards suñu koppar ñu ne déet na waay mu samp ñaareelu pàcc TER bi diggante jam ñaajoog ci AIBD dugal ci lu toll ci ñaari téeméer juróom-ñaari milliards moom Macky Sall yemu ca ndaxte yeesal na budget administratif Mamadou Dia dugal ci 40 milliards 56 milliards ci centre international Abdou Diouf ak yeneen jumtukaay yoo xam ne mënees na ko samp ci bopp réewum Sénégal yow ginnaaw lii lépp ak askan wi nga xam ne jafe-jafe la ñuy jànkoonteel suba ngoon ba bëccëg yéene kaay gi ne Macky Sall ginnaaw lii lépp mbay mi nga xam ne ci jafe-jafe la nekk càmm gi nekk ci jafe-jafe ndaw yi nag bëgg liggéey tële tëj ci réew mi ak yokkute njëgu dund gi ci Sénégal lii lépp di jafe-jafe ci kaw askanu Sénégal moom Macky Sall njiitu réew mi ne ko fi ñukk ni yàq wu naqari di sampi ay teere ki jumtukaay yoo xam ne jëfandikoo gi buñ ko defee tey balaa ñu ko defati yàlla xam laa tur bi nee nañ ko wax teddee saa wu réew mi tàkkee nag ko kenn laaj ndax lii lépp mooy li ko taal maa la ko wax de ginnaaw askan weeg jafe-jafe yëpp yi nga xam ne ñu koy daj bés bu nekk Direct News ne mais yow Macky Sall moom njiitu réew mi lan lay daw bay daanu ndax su nekku ci inauguration yi ma nga ca lancement yi wala boog ca manœuvre yi moom kon Marième Faye vox populi ne en tout cas gaañaa nga ca manœuvre yi jëm ci élection législative yi fanweeri fan ak benn ci weeru suliet ginnaaw benn bokk yaakaar waaye Yewwi ñu ngi ci mobilisation bi te ñoom l'opposition bu Sénégal seen bëgg-bëgg mooy ndawu Sénégal gépp dem bind ji ci liste électorale yi yéegle kaay bi ne en tout cas Habib Niang ma nga ci élection législative yi xaatim ndax nee na gaay mi ca Thiès kaay bi ne dëkk ñaari gaar nañu woyal mobilisation yi te sàkku seen naataango yi ñoom étudiants yi ñoom ñëpp ñu dem bindu ji ci liste électorale yi ba noppi woyal liggéey bi li seen bëgg-bëgg de samedi gu ñu génn la ko daal di xamle bu muy dalal étudiants yi nekk Thiès kaay bi ne dëkk ñaari gaar lu ma ne est-ce que njiitu réew mi Macky Sall ragalul sax dem ci élection législative yi ginnaaw taxawaay bi nga xam ne collectif ànd sàmm ji koy amee nañ ko ci Sénégal ak loi bi ñeel criminalisation borom ñaari tuuru ci Sénégal ak ni ko daqee ci pénjum ndaw réew mi Ibrahima Sène bu PIT ci Walfadjri ne njiitu réew mi Macky Sall mënta nekk candidat ci élection présidentielle lu atum 2024 yi Ibrahima Sène yemu ca ndaxte nee na gouvernement union nationale dëgg rek mu mën a sauver suñu réew Sénégal ci jafe-jafe yi nga xam ne la nekkee bés bu nekk l'info yéene kaay ne waa parti démocratique sénégalais dàq nañu Ndiogou Malick Dieng ginnaaw taxawaayam ci élection adjoint au mairie ca Guédiawaye ndax waa PDS nee nañu mën a ñoo comprendre mukk taxawaayu waa ji ci élection li ñu génn ca Guédiawaye looloo tax ñu nam confiance bi ñu ko joxoon li yëpp ba noppi tekki ndombal tànkam ci local bi tekki ndombal tànkam ci départemental ba noppi sax ñu dàq ko ci parti démocratique sénégalais ginnaaw ba kàddu yu jibee naan waa PDS ñoo war waa Yewwi Askan Wi tax ba Aliou Sall ak gaayam am ndam lu rëy ci
élection adjoint au maire ci Guédiawaye source ne li may wax nag dafa leer nañ dafa ndëggu wér laa ci amee ndax bu weesoo waa PDS yi nga xam ne gaañaa ngi leen di yàq lu mel ni xamante ci Guédiawaye waaye Yewwi tamit ñoo war waaye Yewwi seen bopp waa li tamit mbaa jàmm la ndax ay farandoo waaye Yewwi seen bopp ñoo voté Benno Bokk Yaakaar yëglekaay bi di source ne ay preuve yu leer nañ la ci amee li leer ba leer kay laas ne waa PUR nag ci ay yeesal yu rëy ci seen parti bi dañoo nekk ginnaaw congrès extraordinaire bu ñuy woote fukki fan ak ñaar ci weeru mars ñu nekk la Tribune ne benn ginnaaw fàddu toll ci fukk ak ñeenti nit ginnaaw coowal yi amoon ci weeru mars état bu Sénégal pëtt la ci def ba noppi tànkamlu Les Échos moom ñëwaat ak ñun ci mbir mu doy waar xewoon ci weer wile benn ci ginnaaw di Jibi Kandé élève la ci terminal moom élève bi loxo ndeyjooram bi mu doon bindee dañ ko dagg te élève bi candidat ci baccalauréat bi te baay ji di Oumar Kandé nee na amul lu mu jëndee prothèse ngir doomam ji seetal loolu Sud Quotidien jox kàddu gi Alioune Tine ne nag la war dëgg ci réew mi moo ñu dem ci procès Ousmane Sonko ak Adji Sarr ngir moom Sonko ñu del Pastef ñu mën ko libéré Alioune Tine yemu ca ci Sud Quotidien ndaxte nee na dossier Barthélémy Dias Innocent Dias li war dëgg mooy lépp lu ci politique laxatu ci ñu dindi ko ba mu set wecc L'Observateur ne ki am liggéey dëgg ci réew mi mooy juge premier cabinet d'instruction ci tribunal bu Ndakaaru ginnaaw affaire Bouga Zeli affaire Sonko Adji Sarr affaire Guy Marius Sagna affaire Assane Diouf ak dossier Clédor Sène li lépp des dossiers yu tàng jëte ko ci taabalam gi yëglekaay bi ne soo leen bëggee dégg-dégg rek ginnaaw dossier yëpp beneen dossier ngi joole ci réew mi ndaxte nee na ci yokkute njëgu dund gi leenu jëm yokkute njëgu transport bi ak yokkute njëgu tabax gi ci Sénégal ñu bokk jëm ci lamb ji sunu lamb yëglekaay bi ne jàkkaarloo Ama Baldé Sëlu bu ndaw ak Modou Lo gu nekk Rock Énergie gi gars yi jàpp nañu ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mai wala ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru mai gën gaa sori Libération ne musiba dëgg nag moom ci coopérative d'habitat bu 47e promotion élève gendarme ndaxte président coopérative bi ak trésorier bi ñoom ñaar ñëpp ñoo yulu koppar yi fa nekkoon yëpp doxoog moom yëglekaay bi ne kenn ki Abdou Kalidou Kanté la tudd ka ca des Omar Thiaw te ñoom ñaar ñëpp waxtu wi ñu ngi ci kaso bi mais da ngay seet loolu rek. Baba Ndiaye di la jaajëfal bu baax a baax mbokk spectateurs yi li mu fi ruuse woon si xibaaru njolloor yu 12h45 fii si ITV amul seen fay ñu leen di gërëm bu baax di leen sant yeneen jotaay xibaar juróom-benn waxtu si tegale ñeent fukki simili ak juróom ci wolof ak Cheikh Sall 19h45 si français ak Adama Anouchka Ba ñu yenn si jàmm.